waxee woon rek ci niñ koy defee saa su nekk ci li nga xamante ni moom moo di seen journal bi ñu jagleel li nga xam ne moom moo di campagne électorale jëm ci élection locale yu 23 janvier 2022 tey nag ganu kër gi nekk kenn ci koo xamante ni nag membre la ci li nga xamante ne moo di Benno Bokk Yaakaar moom moomay di wuyoo ci turu Babacar Sadia Soxna Babacar maa ngi lay dalal jàmm ci studio bu Kaolack Info TV. salaamaaleykum wa rahmatullah Serigne Fallou maa ngi lay nuyu di la ziar di la wax merci beaucoup ci invitation bi di la wax rek ne la Kaolack Info moom sawar nañ loolu ñëw fi parce que innovation la et puis j'ai vu que ay jeunes ñoom ñoo porté projet bi di def loo xam ne mu ngi méngoo ak li ñuy jëggaani faneen donc di wax ne ñëw fu mel nii gis plateau bu mel nii loolu dañuy invité autorités yëpp rek ñu ñëw jàpp ci di la wax jërëjëf. merci beaucoup Babacar jërëjëf mu mel ne yow yaay tête de liste proportionnelle bu Benno Bokk Yaakaar d'abord lan mooy tête de liste proportionnelle pour ñi nga xamante ni ñooy askan wi nga xam ne xamuñu ko. waaw sëñ Fallou xam nga tête de liste proportionnelle dafa nekk loo xam ne nii bu ñuy dem ci campagne électorale surtout muy élection locale comme législative dañuy am liste boo xam ne nii day nekk li ñuy tuddee liste majoritaire et ku ñuy wax le directeur général bu Sénélec Pape Demba Bitèye jiite ko muy liste majoritaire xam ne foofu dañ fay wax raw gàddu képp koo xam ne bu ñu gañee rek fu ñu rawee rek moom day ñëw automatiquement nekk le président bu conseil départemental léegi tête de liste majoritaire boobu day soxla ci pegam parce que ndeyjoor la ak càmmoñ bu fekkee ne ndeyjoor bi téye na bu mu niveauté am poids boo xam ne nii day tax mu léger neex a téye neex a doxal dañuy koy uutal càmmoñ boo xam ne day jàpp ci benn côté bi pour mu am balance de sorte que ñu indi tête de liste proportionnelle liste proportionnelle boobu da ñu koy composé ay conseillers la ñuy doon bee raw gàddu la bu ñu gañee ñëppay jàllandoor waaye proportionnel bi ci ay pourcentage la ñuy jëlee ñu ne tant de voix am nañ ko donc tant de pourcentage day jàll tant de personnes ñi koy jàllalee noonu de 1 à fa ñuy yem ak ñoom loolu mooy proportionnel day nekk rek kii secondé ki nga xam ne moom mooy majoritaire bi. loolu leer na muy mel ne ñu nekk en pleine campagne électorale tey lan lañ mën a jàpp ci seen programme loo xam ne nii lu faar la ngir li nga xam ne moom moo di commune bi ak département bu Kaolack. waaw le grand journaliste Serigne Fallou yaakaar naa Kaolack ci ay jamono tuuti da nga daan dégg nit ñi di balballu coow li di bëri trop ci beneen côté bi naan ñi amuñ programme pourquoi parce que. bi ñu choisir les candidats muy les candidats yoo xam ne nii ñooy les candidats idéal xam ne Kaolack yëpp ñoo leen doon xaar parce que ñoom dañu liggéeyoon lañ leen doon xaaree pour far leen laata ñu leen di fal da ngay gis ne gars yi daan wax amu leen programme biñ defee ñoom li nga xam ne muy ñun waa Benno Bokk Yaakaar ak suñu candidat yooyu di Mouhamed Ndiaye Rahma ak Pape Demba Bitèye programme bi génn tudd 1-9-92 muy un programme 9 axes stratégiques et 92 engagements programme boobu nekk loo xam ne boo seetloo keroog ba mu génnee si nga gëj a dégg yenn wax yi ba parfois sax ñoom dañuy perturber wu seen campagne parce que xam nañ c'est un programme boo xam ne du dañu toog rek comme ñoom ni ñu def uuti benn nit koo xam ne benn journaliste boo xam ne daanaka mu duma ci sori waaye concevoir seen programme ñëw nar ñu ko forcer ñun waa Kaolack yi mais ñun ñu ne déedéet suñu candidat yi muy Mouhamed Ndiaye Rahma ak Pape Demba Bitèye dañu toog ñu ne respect bu fekkee ne nit ki dafa nekk jox leen ma liggéey respecter population bi nga xam ne moom lay dagaan baatam ñu ne non dañuy def li ñuy wax approche participative et inclusive jël ñi nga xam ne ñooy les étudiants ñu xam seen jafe-jafe jël ñi nga xam ne ñooy la population bi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci suuf nit ñi daanaka duñ leen di dégg di méttitlu loo xam ne nii xamuñ fuñ koy jooyee ñi dem envers ñoom dajale leen waxtaan ak ñoom diagnostiquer les problèmes de Kaolack te ñoom sax suñu candidats yi dañu miin terrain bi xam problème ak feebar yi nga xam ne Kaolack am na ko jël ñi nga xam ne mooy les sëriñ daara les imams les jeunes les femmes ci problème financement problème alphabétisation problème santé sociale et cetera surtout assainissement ñu jël xelaatu ku ne jël loolu dajale ko càmbar ko jël la ca gën
liñ yaakaar ne mooy liy faj feebaru Kaolack te nekk nag loo xam ne lu mun a nekk la parce que ñun suñu programme defuñ ko rek pour nit ñi lire ko kontaan tàccu mais dañu seet li nga xam ne mooy compétence su mairie compétence su conseil départemental ñi jël loolu noonu ginnaaw biñ consulter askan bi ba askan bi d'accord ne lii lañ soxla lii moo leen di métti ñi bokk ndoor concevoir suñu programme boobu. C'est pourquoi le programme de Benno Bokk Yaakaar ñi muy kaddu yëg kaddu jëf ak yokkute nekk li ñuy wax matrice 1992 mu nekk nii yaakaar naa am na liir nga ko bi nga liiree tamit gis nga ne lii lu réalisable la lu mën a nekk la waaye nag li ci gën a neex mooy ñun dañu bokk ci mouvance présidentielle di wax ne la politique c'est la continuité et la gestion aussi c'est la continuité li nga xam ne ñi fi jógee defoon nañ ko dañuy ñëw continuer def lu gën li nga xam ne defoon nañ ko waaye li ci am solo mooy dañu dem ci benn dëkk bu ñuy wax Ndiédiène le maire wax ne pël la ma tooñ sama mbokku pël yi du tooñ sax parce que exemple la boo xam ne nii man dama ko daf ma neex mu ne bu fekkee ne am nga ay nag nga bëgg a ratt sa nag bëgg meew foog nga jël doom ji yeew ko ci tànk yaay ji mu jege ko lool pour que nga mun a am jàmm ratt bu normal am meew bu nga soxla mais boo ko deful soreele leen bokkuñ fu ñu nekk boo moytuwul doo am meew waaye da nga fa jëlee gaañu loolu c'est pour vous dire que tey ñi nga xam ne ni président Macky Sall moo leen tànn muy le maire incha allah à partir du 23 janvier Mohamed Ndiaye Rahma ak le président du conseil départemental muy Pape Demba bi tey ñooñu njabootu président de la république lañ te ku xam nag ne commune comme département démembrement de l'État la bu fekkee dañ ko jël jox ko opposant boo xam ne lépp lu mu bëgg a def rek nee na daf ko jëggaani faneen ñëw imposer ñu ko waaye consulter wuñu avant muy def programme consulter wuñu avant muy xalaat benn xalaat bu jëm ci Kaolack kooku yaakaar naa buñ ko jox dénkee mooy dinañ tardeel mbir mi parce que togg leen jël dénk ko koo xam ne nii xamul amagul maturité bay xam naka la ñuy yëngalee wala naka la ñuy yàqee mais moo fi nekk di soxlawuma sax tudd turam parce que candidat yoo xam ne ñu ngi diwaanu Kaolack. waaw mais xam nga fu mu nekk nii Kaolack moom am na je respecte tous les candidats mais bu ñuy wax aussi bëgg respecter Kaolack waaye bëgg respecter aussi plateau bi ñu nekk nii xam ne du plateau caaxaan je pense que bu ñuy wax nañ wax ci li nga xam ne nii mooy ñaari poids bi fi nekk parce que am na 1 tonne ak 50 kilos bu fi nekk donc 50 kilos boobu dinañ ko sagal jéem a ko jël di ko tëkkaleeg loo xam ne tëkkuñ parce que 1 tonne ak 50 kilos ku xam-xam ne ñaari mbir la ku yoo xam ne comme ni koy ivoirien di waxee y a pas photo mais ñëpp xam nañ lu ko pousse ci pour bëgg nekk candidat bëgg mairie bi mais temps yi ñi leen jege ñu ci bëri sax ñu ngi commencé di dem parce que gis nañ ne la candidature de cette personne là n'était pas du tout sérieuse et gis nañ ne fu mu nekk nii xam na ne il est en train de calculer ce qu'il a dépensé ba fu mu ne mu ngi commencé di daw di mer il déserté na déjà génn na dëkk bi depuis 2 jours gisuñu ko et am na ñu jot a convoqué di wax ak ñoom ci yoo xam ne oto yi mu leen waxoon daf leen ko may mu ngi commencé di leen xamal ne ko ne leen dana ko récupérer parce que li mu dépensé yëpp ak li mu gis ci terrain bi ça promet pas et du jël nag alalam yëpp di ko def ci mbir mi parce que c'est un capitaliste qui est là. Donc, c'est quelqu'un qui cherche toujours à gagner quelque chose pour ses propres comptes. yéen daa mel ni waa Benno Bokk Yaakaar Serigne Mboup daf leen tiital de. xam nga boo seetloo nee naa la 1 tonne ak 50 kilos. mais nga teg ko fan parce que tamit urne yi ngeen ñooy différence ñooy kii de. waaw mais xam nga dañu nekk ci terrain bi. dañuy dem di wax ak ñoo xam ne ñu ngi àndoon ak ñun. pour consolider la base. dañuy wax ak ñoo xam ne nee nañ woon moom lañ àndal parce que comprendre ñu woon te gisuñu woon ku dem wax ak ñoom mais la plupart dañuy remarquer parce que ñun au niveau de Médina Baye di nuyu
la génération montante de Medina Baye consciente de Medina Baye ku mel ni ñoom Cheikh Baye Oumou ñoom Serigne Aliou Cissé Niass ñoom Assane El Hadj Assane Sall et Serigne Khoureyssi Niass bi nga xam ne moom suñu mentor la suñu coach la et di nuyu tout le monde di wax rek ne ñun dañu nekk ci proximité depuis ñu investir sunu ñaari candidats yi chaque jour à partir de 17h dañuy dugg kër par kër par kër xeebuñu kenn bàyyiwuñ kenn dugg nañ ba dugg ci ay kër candidat wala ay kër responsable yoo xam ne dañ leen investir fay alors la plupart dañuy gis ne bu ñu expliquer wax sunu programme expliquer li motiver candidature yi en général ñooñu dañuy teppi photo yi nga xam ne moom lañ tafoon foofu waa Serigne Mboup yi jox leen ne ñu xamee wuñ ko woon nii mais désormais fii Medina Baye du fi am lu mat waxuñ du fi am dara de mais xam naa dinañ ko séddu tuuti peut-être dizaine centaine ça dépend mais du fa jëlee lu bari parce que Medina a dit oui à la coalition Benno Bokk Yaakaar comme ni ko kilifa yi waxee te suñu waxee kilifa yooyu xam nañ ne du jaas te noonu la ko Touba Ndorong waxee noonu la ko Léona Kaneen waxee Daaru Ridwaan et këru diine yi fi nekk yëpp ba ci jàngu bi noonu lañ ko waxee parce que nag xam nañ ne président du tànn ay cuune te gis nañ dem Mouhamed Ndiaye Rahma li mu def Betuwaar Nangaan Benno Bokk Yaakaar ñetti meeting la amoon démb meeting boo ci dem rek da nga naan bii moo gën a fees bay Kaolack yëpp foofu lañ nekk muy meeting zone 5 ak meeting bu amoon Saara ak meeting bi nga xam ne nii moom la femme Mouhamed Ndiaye Rahma yi def xam ne y avait que des femmes 10 000 femmes mais moi-même je dirais plus de 10 000 femmes que des femmes parce que gisuñ fa ay góor gisuñ fa ay jeunes mais ay femmes donc chaque femme imaginelle femme bu nekk ak borom këram ak njabootam ak ñi nga xam ne sax ñu ngi ci biir coalition bi te bokkuñu ci femmes yooyu nekk góor wala nekk jigéen wala nekk femme yoo xam ne sax bokkuñ ci ça veut dire que la victoire est assurée moi je dis même maintenant la campagne n'est que des formalités mais en réalité la victoire se sent très bien si suñu côté. voilà ñu avancé tuuti ndax tamit nemmeeku nañu woon yenn rétention jëm ci li nga xam ne moom moo di carte électeur yi ñu mel ne boobu léegi opposition bi rek la ñuy dégg ñoom ñu ciy àddu waaye yéen ñi nga xam ne yéen a bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar wax leen ci benn yoon lu waral parti pataal googu. waaw xam nga dama mos a wax ci benn plateau télé de la place ma ne leen dégg sama benn kilifa dinañu doon wax mu ne boo demee ci géej. di nga fa fekk façon mbindeefu yàlla bu nekk doo fa dégg benn bruit dinañ am doole am kàttan mel niñ war a mel mais doo fa dégg benn bruit mais bu yàlla ji tawee nii wis-wisal rek ba am taataa ndox yu ndaw da ngay dégg mbott yi di yooxu partout nga yaakaar ne ñoom ñoo lëmbe koñ bi wala ñoom rek ñoom moom ndox ce qui veut dire que opposition bu perte bu tiit bu jaaxle bu xamatut fu muy jaar xam nga ci lan lay nekk ci ay rajo ay réseaux sociaux moi je dis que ils sont très présents ci réseaux sociaux yi mais daw nañ terrain bi parce que xam nañ ne terrain bi moom wax dëgg yàlla ubbi nañ seen bët xam nañ comprendre nañ te xam nañ ne président bu tànnee kam tànn am na ay critères yu leer a leer yu tax mu tànn ko te bu gañee aussi dina ko gën a accompagner ci yenn politique de développement yi ak yenn projet mais nag kenn du la xeex ba pare ñëw parce que damay joxe exemple Dakar Khalifa Sall ak temps président Macky Sall gagné na Dakar mais ba léegi mënul liggéey Dakar dara parce que opposition la état nag du dimbali ki nga xam ne moo ko xeex ma joxe rek exemple Madiayna Diouf ak Ablaye Wade temps yi fi nekkee Madiayna Diouf bu AFP moi je suis de l'AFP bi mu gagné mairie bi di doxal en 2009 amoon na ay difficultés dafa toog rek comme maire mais dëgg mënul doxal dara parce que nag état rek moom moo mun a gunge mairie pour mu def yu bëri moo mun a gunge conseil départemental pour mu def lu bëri. sa télé bii tey exemple koo fi invité wul dalal ko jox ko mu toog ubbil ko micro du fi mun a wax loolu mooy exemple bi kon buñ juumee ba voteel ku ñuy wax Serigne Mboup wala keneen koo xam ne nii dafa opposer le président Macky Sall
mooy ñi ngi fiy teg koo xam ne day toog rek di xoole gën a tardel dëkk bi ci 5 ans te Kaolack dafa jot mu développé dafa jot 1992 bii di sunu programme bi ñu doxal ko doxalin boo xam ne dañuy gis Kaolack bu bees dañuy gis Kaolack boo xam ne dina reprendre comme ni mu nekkee woon 2e ville économique bu Sénégal voire même première ville économique bu Sénégal. 92 wax nga ko léegi mu mel ne tamit ñu nemmeeku boobu léegi bu campagne bi démarré yenn ci violence yi mu mel ne ñaari camp yi kenn ku ci nekk di tuumaal sa morom rawatina fii ci Kaolack. waaw Fallou yow yaakaar naa ne ñun ñëpp yaa ñu gën a nekk ci terrain bi parce que li ngay gis duñ ko gis li ngay xam duñ ko xam mais gis nga ne ki am lim wax am lim def du tal xeex te dañuy wax ne borom caq du xeex ak borom baatu kese baatu neen ñiy def violence ñoom ci seen bopp ñooy tëbaat waxaat waxu ñii di accuser ay nit te gis nañ fi lu bari di def violence verbale di def violence physique di def violence matérielle di def violence sonore te gis nañ leen gis nga liñ fi defoon auto convoi Mohamed Ndiaye Rahma bi bàyyi oto yëpp viser oto moom directement def fa liñ fa def oto ba léegi mu ngi gaare gis nañ liñ fi def aussi tout récemment mooy Pape Demba bi tey ay affiches yu mu commandé woon yu bari di nuyuwaale Baye Niass di ko mastawu ñi jël attaqué seeni oto jël leen enlever leen yóbbu leen fu ñu xamul jël affiche yeeg yëpp lakk ko mais toujours rek ñun dañuy wax ne non à la violence mais duñu répondre jamais provocation parce que ñii dañoo tiit xam nañ ne perte nañ terrain bi wan na leen ne perte nañ élection yi ba pare donc léegi dañuy ut issue di xool naka la ñuy defee ba rëccanteku pour retirer même seen candidature bu ñu ko mënee bañ a dem parce que gàcce gi leen yi xaar taluñ ko te ku xam sëriñ xam ne sëriñ bëggul ku ko attaqué sëriñ bëggul ku dugg ci viam bëggul ku dugg ci gestion kon sëriñ ñàkk élection yi daf koy jaral mu génn Kaolack léegi nag day instrumentaliser ay nit di ut ay mercenaires même di leen jëlee fu nekk di leen indi ñuy saaga ay nit ñuy jëlaat loolu di ko taqal waaye ñun duñ leen tontu ci loolu parce que dañu am lu ñu doy am nañ lu ñu wax am nañ lu ñu def te xam nañ ni ñuy waxat te am nañ ñu ñuy waxat moo tax duñu répondre seen provocation yooyu di leen wax rek ne leen nañ dal xam ne li may faral di wax mooy la politique day jeex man damay faral di wax politique su ma naree yàqal mbokk ma bàyyi politique bi jàpp mbokk su ma naree yaaxal xarit ma bàyyi politique jàpp xarit parce que day jeex te loolu noonu moom dafiy des te moo fi jiitu politique kon nañu dal xam ne la politique du violence du xasante du saagawante mais débat d'idées la parce que c'est l'art de gérer la cité te Kaolack lañu bëgg mu baax te liy baaxal Kaolack mu ngi ci programme mu Benno Bokk Yaakaar bi. dellu si Mariama Sarr ñëw rejoindre coalition bi noo ko dundee. Mariama Sarr mosul génn coalition bi bay rejoindre coalition. waaw mais gisoon nañ ko bi campagne bi tàmbalee ba léegi gisuñ ko ci benn meeting ba démb lañ koy. mais c'est un ministre de la République. maire de Kaolack liggéeyam dafa bari temps kiiwul mais Mariama Sarr mu ngi liggéey li mu war a liggéey mu ngi yebal ñi nga xam ne ni ñoom la doon liggéeyal ñuy ñëw à chaque fois suñu meeting yi ku mel ni Manirou Ly Lamine Ly et cetera et cetera ah ces jeunes donc Mariama lu Macky Sall joxañ man dama gëm ne loolu waaw la ciy teg te dina ci doxaleen te gis nga configuration politique bi bu Benno Bokk Yaakaar bi boo xoolee leader bu nekk rek da nga yore sa koñ configuration géographique bi leader bu nekk am nga sa koñ donc day neex yomb ñu xam kan moo liggéey ak ku liggéeyul te Mariama ku ko xam-xam ne dafa am base politique de te dafa xam politique te dafa respecté jox cër le président Macky Sall te luy doxal Benno Bokk Yaakaar rek ci la nekk. Babacar amoon nañ président la ci plateau Kaolack Info TV. tout le plaisir est pour moi monsieur Fallou et di nuyu ñëpp ñoom Abdoulaye ñoom Sidi vraiment di wax rek ne Kaolack Info sunu rajo la sunu télé la sunu site la képp kuy Kaolack quoi ñu ngi lay woo nga ñëw jàpp ci jàppale leen parce que man bi ma fi duggee vraiment j'étais agréablement surpris et vraiment di ñaan yàlla mu dem ba nekk numéro 1 nekk un grand groupe
boo xam ne Kaolack lay représenté Saloum lay représenté di def national comme international di wax rek ne ñu ngi invité tout le monde au calme di wax ne nañu xool ci Benno Bokk Yaakaar nañuy doxalee ñu xam ne mbir mi dañuy ut nag dina am ku gagné am ku perte te incha allah buñ gañee ñun dinañ ubbi pour lépp loo xam ne nit amoon na ko bëggoon na ko pour def ko ci Kaolack ñu def ko di wax rek ne Serigne Mboup moom nañu dimbale gaaw ci cœur de ville parce que soxla nañ am ay leeral yu leer ci cœur de ville et lii cœur de ville di génne aussi na ci fexe bien vrai que dañ leen exonérer ay taxes ça veut dire que kon moom lépp luñ fa gagné rek moom ci poosam la jëm te loolu bokk na ci li ko motiver ak mbiri Auchan pour mu jël Kaolack di laaj mairie Kaolack mais nag ne ko Kaolack comprendre nañ ko xam nañ ko et on va lui barrer la route te loolu sax am na ba pare di wax asalaamaaleykum wa rahmatulah di jégalu ñëpp. jërëjëf Babacar Soxna la woon mu nekk tête de liste proportionnelle bu Benno Bokk Yaakaar bokk tamit ci AFP moo nekkoon tey suñu ganu émission bi nga xam ne wala journal bi nga xam ne moom la ñu jagleel campagne électorale bu nag jëm ci wàccaayu élection locale yu 23 janvier 2022 di leen jaajëfal bu baax a baax ci teewlu bi di gërëm bu baax a baax évaluation bi yëpp waaye tamit di gërëm bu baax équipe technique bi ci njiital Abdoulaye Bamba Sarr di gërëm bu baax a baax yéen tamit yéen ñi nga xam ne saa su nekk yéen ñu topp waxtu bi jotee di leen jox di daje ba ëllëg jàmm incha allah.